asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu ñëwaat ak yéen ak benn tuto bu ndaw bu ak gaaw boo xamante ni moom lañ leen indil tey dañuy defar ñaari variété lekk fi mu nekk nii benn bi day nekk ci côté salé beneen bi nekk ci côté sucré muy sweet and savory li ñuy def nag li ngeen gis fii ma yore fii par exemple sama ay noix yu nekk fii donc mu nekk walnut ku nekk li nga am mu nekk walnut pistache ak aussi amande ak pecan donc ku nekk rek yow yaay xool lan nga yore façon gerte par exemple bi nga yore man yii laa fi yore tey 4 variétés yi donc ñu am fii tuuti beurre ak tuuti kii aussi huile de coco yore fii tuuti lem ku mu neex nga omettre ko wala nga ut sucre wala sirop li ñuy wax sirop ak aussi ma yore fii cannelle ak sel beneen côté bi nga xam ne pour salé bi la ngeen gis fii ma jël ay kii comme genre jambon mais bii dinde la moom laa daggate ay cube yu ndaw yore fii tuuti fromage aussi ma daggate ko ay cube yu ndaw râpé carotte ngeen gis fii ñu am suñu pesto wadoon naa leen ko ci bernde yu njëkk yi moom mooy li nga xamante ni dafay am basilic am huile d'olive am poobar laaj ak tuuti kii noix bu la neex des fois ñoom kii lañ siy boole pine nuts donc moom la ñuy jël daal di koy mixer bu blend ko ba mu nekk purée ko ba mu nekk comme genre pâte nii ñu koy def lu si ëpp si ay sandwich ak affaire yu wala si ay soo defee spaghetti ak yooyu donc ngeen gis fii nag tey ji defaruñu yii dañ ko dem jënd ji nii dañ ko jënd dama koy am tout le temps mu nekk filo mu nekk ndax la ñuy waxatee filo waaye dafa nekk pas pâte feuilletée mais moo gën a oyof aussi moo gën a oyof xëy na bala ñuy pare sax moo bi ñëw si man mais moom la ñuy jël def ko sous forme de kii kopp moom moo nekk nii donc du ñàkk beneen yoon ma wan leen boo ko bëggee defaral sa bopp noo koy defaralee gaaw la def te du jël temps donc man lii dama koy am assez souvent au cas où nit bett ma nga xam ne dinaa ko mun a utiliser donc nii lay ñëwee xaaral ma wan leen gis nga si sachet bu mel nii lay ñëwee donc yow da ngay daal di jël rek nii nga koy jëndee rek dugal sa congélateur nga xam ni saa boo soxlaa rek da ngay daal di dajji rek def si li nga soxla donc sans plus tarder dañuy daal di gis nga waaw dajji ko nii rek ngeen gis soo ko defaralee rek sa bopp moo gën a kii parce que di nga am contrôle si naka nga bëgg mu doy ndax da nga bëgg mu ndaw a ndaw nii wala mu xaw a ëpp lii tuuti rek gis nga su ñëwee nii lay nekkee subhanallah gis nga nii donc mi ngi noonu loolu laa leen bëggoon wan léegi en attendant dañuy daal di commencer defar mélanger suñu noix yi voilà mélanger ko ba pare dañuy def genre baklava loolu kii la turc yi dañ koy defar ak marocain yeeg yooyu baklava généralement day xaw a jël tuuti temps da ngay jël sa filo muy pâte yi nga xamante ni comme feuille la nga daal di koy jël dagg ko xam nga day am benn temps d'attente ngay def di si def beurre ak yooyu ñun nag au lieu mu nekk loolu dañ koy def kopp rek benn yoon nga xamante ni benn yëf lay doon day gaaw ba bëgg a dee. voilà gis ngeen damay jël suñu noix yëpp rek ma mélanger ko su amee nag ñoo xam ne am nañu ay allergie si noix moom bu leen ko def ngeen changer ko complètement wut leneen loo xam ne allergie ku leen si. lu mel ni ay coco râpé ak yu mel noonu mën na ko def aussi gis nga ma daal di jël sama cannelle bismillah def si assez libéralement quand même gis nga ma daal di jël beurre bi dama koy xaw a seeyil tuuti parce que dafa xaw a concentré fii donc dama koy dugal si micro-ondes bi pour ay 10 secondes yooyu rek après ma génneewaat ko def donc beurre bi maa ngi def à peu près quelque chose comme 2 cuillerées à café yu ndaw pas yu fees ba ci kaw mais yu nivelé laa ci def
gis nga bii généralement ay rouleau lay nekk soo koy gis suñ ko defaree ba pare wala mu nekk ay sous forme de diamant donc moom lañ koy def mu léegi mais dafay saf dafa nangoo saf suukar ba nga ne ma lii lan la donc man li ma jël nii sirop bii ma jël moom mooy sirop yi nga xamante ni pour man sama côté donc dafay nekk genre lem la boo xamante ni du ak suukar lañ ko defaree quoi donc day nekk sous forme de sirop ki nga xam ni lem la bëgg mun na utiliser lem mooy lem carrément quoi mais man bii ma yore nii moom mooy substitut wu lem comme rek chaque fois ni ngeen gisee nu ma dul utiliser léegi yenn suukar normal yi noonu laa koy def aussi même ak bii ki nga xam ni bëgg na suukar na ko utiliser. safaay bi nag c'est selon votre goût man bëgguma mu saf loolu suukar parce que après damay defaraale aussi tuuti chocolat chaud pour xale yi boole kook moom donc chocolat chaud bi aussi du saf suukar du def yenn gis nga mélange bi pare na léegi damay daal di jël comme d'habitude pincée de sel def ko ci biir pour mu balancer goût yi ñu daal di jël aussi tuuti vanille def ko ci tamit essence vanille gis nga suñ defee nii donc ñu daal di jël lii dama koy jël dugal ko ci four bi rapidement dama koy def ci e-wave bi juste naa ko indi fii wan leen ni ma koy defee ki nga xam ni four lay utiliser moom aussi même procédure lay daf koy jël teg ko parce que lii nii plastique la donc dañuy jël rek teg ko ci affaire bi gis nga man lii mooy dem dugg ci biir four bi donc nii rek laa koy jël teg ko ci biir gis ngeen nii rek laa koy tegee donc lii du looy teg ba pare dem sa yoon déedéet parce que boo ko defee même pas 5 minutes dama koy def pour quelque chose comme lii e-wave bi la bu fekkee four bi la da nga koy def pour ay 4 minutes yooyu arrêté ko comme e-wave bi la dama koy dugal parce que moo gën a gaaw dama koy dugal pour ay 2 minutes yooyu noonu rek après juste pour tàngal ko la léegi su ko defee ma daal di koy dindi daal di siy def suñu noix yeeg yooyu bu ko defee ñu mun a jàll ci bu salé bi incha allah mbir yaa ngi nii pare na ba ñu génnee ko gis nga même pas léegi li ñuy def mooy damay daal di jël rek kii bi suñu gerte yeeg noix yooyu ñu defar nii mélanger ko nii moom laa jël rek daal di koy def ci biir donc jarul mu koy duy ba mu fees léegi damay jël même fi mu nekkoon fi nii pour def ko ci parce que comme maa ngi tàngal beneen bi juste pour mu nga xamante ni dinaa ko mun a transporter bu baax ci four bi encore gis nga li nga siy def du bari soxlawul muy bari yow lu yem rek nga siy def donc li ci des mooy dem tàngali noix yi suñu commencé xeeñ rek mooy nga jëlee leen ci biir jot na donc day def peut-être ay 5 à 7 minutes bu fekkee ci ki nga xamante ni four la yore peut-être mu defal ko yeneen 10 minutes mais su ma doon yéen saa yu ma defee 5 minutes rek commencé ci bàyyi xel wala bu fekkee ni avant 5 minutes yooyu maa ngi commencé xeeñtu comme noix yi rek ma génnee ko maanaam xetu gerte rek ma génnee ko parce que fi mu ne nii tàngal rek la ñuy def gis nga lii généralement su ma nduggi jee comme ba ñëw sonn façon yu mel nii laay defar wala ma toog week-end bi sawaruma noonu wala lekk bëri ci frigidaire bi ma xool xaw ma nu may def loolu laay def damay dem génnee li nekk ci biir frigidaire bi daal di koy def ci ay yu mel nii ay soit ay pâte wala def ko ci lenn daal loo xamante ni day nekk lekk bu ndaw a ndaw ay lekk yi ndaw a ndaw noonu nga xam ne day mel ni comme genre ay hors d'œuvre yooyu noonu nga koy def loolu dina la dimbali ba nga xamante ni desitu lekk yi nga xam ni léeg-léeg du mat dara doo xam loo koy def nii c'est la meilleure façon boo xam ne mun nga ko recycler mu neex ba bëgg a dee sans pour autant nit ñi xam ni ñoom ay desit nga leen jox noonu voilà gis ngeen jeex na gis nga des na nii lii duma ko def lenn lu dul su fekkee des na nii te bëgguma dolliwaat dama koy def ci ziploc muy ci mbuus daal di koy dugal ci sama congélateur dama koy bind nag dugal ko sama congélateur bés bu ma ko soxlawaatee pour togg rek li may def mooy dama koy génnee le matin daal di koy bàyyi mu décongeler juste pour nga xam ne dinaa ko mun a defaat ci kopp yi jeex na tàkk amul lenn looy defar sama gars yi tey ngeen wax ci man de dama commencé woon defar affaire yi ndekete ba suma recording bi quoi mais li may bëgg a wax mooy par exemple li ma def mooy dama jël gis nga
dama jël pesto bi tuuti laa jël jiital ko ci suuf donc bi ma paree ma daal di jël tuuti ci fromage def ci ma pare daal di jël kii bi carotte râpée bi def ci biir. li ma doon wax sànq mooy ki nga xamante ni amoo par exemple pesto mun nga jël persil ak aussi kii comment ça s'appelle ak oignon vert voilà nga jël persil ak oignon vert nga daal di leen di dëbb def ci tuuti huile d'olive wala huile boo am boo ko defee nga daal di koy def ba mu xaw a ndoxe nekk sous forme de pâte nii léegi nag nga daal di am sa benn xeetu pesto boo xamante ni moom nga siy def donc mu nekk loo xam ni rek ki nga xam ni amul pesto du ne du ko mën a defar yéenay xool rek ba pare maa ngi doon wax ni tamit lii ku mu neex nga def ko soo amee sa thon nga def ko su fekkee ni da nga am desitu comme nga amoon tey ji benn ginaar mu des xamoo koo koy jox nga fejet ko ba mu sew gis nga du jël ndawal lu bari bu la neexee aussi nga def ko version végétarienne maanaam au lieu de muy am benn ndawal nga dagg say ay tomate fraîche ak sa concombre ak sa bu la neexee soble nga wala ay oignon vert daal di koy mariner ba mu saf sàpp daal di koy ñëw rek dugal ko ci biir affaire yi nii loolu tamit dafa neex ba bëgg a dee da nga mel ni ku defar comme bruschetta te même goût boobu la lay jox. ñi nga xamante ni nag sama gars yi comme sama mbokk yi nga xam ne ñoom duñu lekk par exemple lu am gluten comme pâte bi nii bëgguñu ko duñu ko bëgg duñ ko mën a lekk ñooñu li ma leen di conseiller mooy mun nañu jël concombre par exemple ñu dagg ko comme kopp mus nañ ko def ci bernde wala nga jël ay feuilles de laitue nga daal di koy jël rek def ci même assemblement bi nga jël feuilles yi dagg ko mu ndaw tuuti def ko sous forme de kopp daal di def même assemblée bii ñu def nii nga daal di koy def ci biir boobu tamit day rafet ba bëgg a dee ñi lekk yëf yi duñ la yóbbul dara gis nga fromage lay teg ci kaw nii pour terminer ko donc daanaka suñu paree li ñuy def mooy dañ koy dugal ci four bi moom aussi juste pour seeyil fromage yi ak tàngal li nekk ci biir loolu kese lañ koy doyee. ku bëggul fromage aussi wala fekk jàppandiwul jour boobu mën nga ko omettre bàyyi ko nii ci kaw yëf yi daal yéenay xool seen imagination ngeen di utiliser ku nekk yaay xool li la saf rek nga daal di koy def amul benn ordre. waa gis ngeen léegi nag li ñuy def mooy dañuy daal di jublu ci suñu chocolat chaud bi nga xamante ni xale yi ñoo ko demandé donc mu nekk comme fan yi dafa xaw a sedd loolu fii moo tax ñun il faut ñu defal leen ko daal bu ko defee man dama leen di defal duma leen defal comme chocolat dem jëndi kii powu chocolat yeeg yooyu ñëw tàngal ko non damay def loo xamante ni man maay nekk en contrôle am contrôle li nga xam ne mooy dem ci biir chocolat chaud bi donc sans plus tarder li ñuy ñëw def mooy gis ngeen fii ñu amee fii barre de chocolat ku nekk bi nga am mais man dama préféré jël bi nga xam ne chocolat noir la mi ngi nii voilà ba pare kenn defu ci suukar donc bii nii neexul a lekk noonu kese man gaa moom a daaxal anyway parce que saful suukar amul sax suukar d'abord donc moom la ñuy jël ki nga xam ne bu sucré bi la am mun na ko utiliser c'est pas grave donc moom la ñu yoree fii ñu daal di yore aussi suñu cacao bi nga xamante ni c'est pas sucré moom tamit donc gis ngeen ko nii amul suukar amul dara yi may yore nii yëpp benn amul ci suukar léegi suñu suukar a ngi nii mu nekk Lakanto ku nekk bi nga am moom ngay utiliser man comme lii laay substitut sucre laay utiliser moo tax ma koy jël ki nga xam ne suukar la am wala lem la am wala leneen lu mu am rek loo xam ne moom mooy safal ay yëfam suukar mun na ko utiliser. ma yore fi aussi cannelle bu bant bi gis nga mu ngi nii ku amul bu bant bi mun nga jël poudre ku amul poudre mun nga ko omettre c'est pas grave ñu yore fi aussi menthe donc d'habitude man menthe bii nii li may def mooy bi nga xam ne bant lay nekk bâton lay nekk mais comme boobu aw ma ko fi mu nekk nii bii rek laa fi yore moom laay utiliser dinaa soxla meew dinaa soxla aussi tuuti sel parce que moom mooy relever goût bi dinañ ci def aussi tuuti essence vanille am naa fi aussi crème chantilly bi nga xamante ni dama ko defar ba pare donc duñ def rek lu dul jël meew beeg yëpp daal di koy def ci gaz bi bu ko defee ñu daal di commencer togg incha allah. voilà gis ngeen li ñu yore fii nag moo nekk suñu meew ku nekk meew bi nga am soit boo amee demi écrémé
lait écrémé wala lait en poudre nga daal di siy def ndox aussi yëngal ko ba mu nekkal la meew, wala même lait bi nga xamante ni moom la xale yi di naan suñuy def seen céréales yi mun nga ko def. Donc dañuy jël meew bi daal di koy taal bismillah. Donc ma daal di jël cannelle bant bi déjà def ci parce que dama bëgg mu infuser ci meew bi bu baax a baax. Léegi ma daal di jël kii bi aussi tàngal bi def, gis nga day mel ni rek comme yéen a ngi fàttaliku bi ñuy defar suñu lait ba ni noonu rek la. Léegi damay réserver ñaar nii, bu la neexee nga réserver plus, mais man ñaar yi dama koy réserver parce que après dama koy tojjate juste pour affaire histoire de décoration moo tax ma koy utiliser. Léegi nag ñu daal di koy bàyyi muy tàng ndànk-ndànk. Voilà dañ koy bàyyi fii ndànk-ndànk. Après bu tàngee ba dem ba ci kanam ba tàng dañ ko siy bàyyi ay 5 minutes yooyu nga xam ne yëf yi dina ci infuser et tout. bu commencé bax laa war a wax warul bax bay tuuru, mais boo gisee mu commencé def ay bulles ci rebord yi mu leer na ni tàng na, dañ ko siy bàyyi 5 minutes rek. Après ñu door a ñëw def ci suñu yeneen ingrédients yi. Léegi en attendant ñu daal di dem nettoyer ji pour ñëw wan leen après produit fini bi bu ñuy kii au fur et à mesure ñuy progresser nu muy demee après. Voilà gis ngeen damay jël suñu cacao bi, mun ngeen ko yokk mbaa ngeen wàññi ko. Donc ma jël gis nga daal di commencer. Ma daal di ñëw nag léegi à ce niveau ma jël suñu chocolat bar bi gis nga ma commencer ko ci def, dama koy damm rek. Lii su la neexee mun nga ko def bien avant ngay commencer nga tojate yépp. Ok gis nga ma dugal ci. Bu la neexee mën nga ñëw rek tëmbal ko ci, mais boo buggee yépp seeyandoo en même temps nga koy daal di toj rek. Gis nga bu ngeen di xool nii defaguma ci suukar walla dara, dama bëgg a dem ba ci kanam tuuti ba affaire yi seey. Léegi nag à ce niveau su la neexee nga def ci tout toq café parce que café dafay relever goût chocolat, walla su la neexee nga jël man am naa café boo xam ne dafa décaféiné, mun naa ko ci su ma neexoon mun naa ko ci def, mais tey jii bëgguma ko ci def, damay bàyyi nii rek nga xamante ne day nekk chocolat noonu pur noonu. ku mu neex aussi mun nga def à ce niveau nga jël tuuti zeste orange nga def ko au chocolat orange moom mooy loolu neex ci boppam lañ def. Donc ñaar yooyu dañuy ànd. Voilà gis nga dañ koy bàyyi nii léegi muy dem ba seey ba ci kanam tuuti, après ñu ñëw def ci suukar beek yooyu, après daal di ñëw commencer xelli affaire yeeg yooyu parce que yeneen yépp pare na fi mu nekk nii ñu daal di nettoyer. Gis ngeen suñu chocolat chaud mu ngi nii pare na. Donc ku nekk rek yow yaay xool consistance bi nga bëgg, ni nga bëggee mu dang ak affaire yooyu noonu. Man dama bëgg rek mu nekk lu xaw a oyof nekk ci diggante bi daal, du dang du kii aussi du ndoxee tamit torop. Donc ñu daal di jël rek xelli bismillah. Bu ko defee nag ñu daal di jël suñu crème chantilly comme niñ leen ko waxee woon sànq rek daal di koy def ci kii bi. Lii c'est optionnel, ku mu neex nga def ko, ku mu neex nga bàyyi ko. Gis nga c'est optionnel. Gis nga lii jarul ngay dem di ko jëndi fenn, boo ko defaralee sa bopp day rafet neex ba pare yomb. Prix wu daal di jël gis nga tàngal bi nga xamante ni ñaar yi desoon yi te ñu tojoon ko, moom laay jël rek daal di koy sànd nii ci kaw. Gis nga su ma amoon bu gudd bi nag après dama koy daal di jël rek teg ko fii ci kawam nii, mu jox ko goût menthe bu neex sax. Ku mu neex ku am menthe fraîche aussi mun nga ko jël nga utiliser ko à la place de menthe bi. Voilà kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñoo ko gisandoo tey nag suñu suñu tuto bu gaaw baa ngi nii nga xam ne reer bu gaaw a gaaw la doon. Donc ñu def ko sous forme de appetizer, ñu def bu sucré ak bu salé. Donc boo nekkoon nii ñu indiloon leen tey boole ko ak chocolat chaud. Tey nag émission bi surtout côté chocolat chaud bi maa ngi koy jox sama siste vraiment mu nekk ki nga xam ne dafa safoo bernde depuis ci début ba bi muy door a commencé.
ba léegi mu ngeek ñun laa lay wax ni ñu koy wax Sister Fatou dëkk ci New York muy te ngeen ko gën a xamee si Mbéri Mami moom moo nekk ci YouTube bi di ko jox aussi sama beneen sister tamit ñu koy wax si Sister Rokhaya Sall moom tamit di ko jox aussi ki nga xamante ni mooy Absa Bal Diop di ko jox aussi Sister Marie Faye di ko jox tamit képp ki nga xamante ni rek yow yaay safoo bernde comme ku mel ni ki maanaam Mami Toufa Fall di ko jox aussi Juma Diara di ko jox Lo Zeyna ak Elisabeth Gomis ñooñ tey ji yéen lañ ko jox di ko jox aussi sister kii Mariam Cissé Balde voilà di ko jox aussi Sister Issa moom tamit ñu ko koy jox donc tey jii daal yéen lañ jox émission bi di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax ni bu leen fàtte di abonné wu ak aussi di partager vidéo yi ñu ngi gis seen commentaire ak seen i appel ak yëpp ñu ngi koy gis di leen si remercier bu baax di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu tuto encore incha allah di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah على